salaamaaleykum mbokki internet yi yéen ñuy bàyyi xel seen chaîne Raktak tey ñu amaan mbégte lool ak contentement bu yaatu parce que leen présenté seen benn numéro leeral te nag seen chaîne Raktak def ak déplacement parcourir ay kilomètres ñëw seet si une personnalité ki nga xam ne mënuñu wax seen politique Sénégal te tudduñu ko ci ndax nag dafa marqué empreinte am ci seen politique Sénégal ci kanam tuuti incha allah di jox ko micro mu nuyoo balaa boobay tam ma jox sama naataango sama conseil Sofietou mu daal di nuyu nos amis internautes Sophie maa ngi lay nuyu. jërëjëf maa ngi nuyu képp koo xamante ne si rek yéen a ngi ñuy suivre à travers votre chaîne Raktak News am mbégte bu baax di jàkkaarloo ki nga xamante ne si moom mooy monsieur le maire Talla Sylla fas yéene jàkkaarloo moom léegi-léegi ci kanam la doon incha allah. am na solo wax nga ko tey ñu def déplacement parcourir ay kilomètres ñëw parce que nag en exclusivité seen chaîne Raktak am une autorité. am ki nga xam ne kenn dootu ko présenté sur la scène politique fii ci Sénégal ku marqué nag ay empreinte am ci scène politique du Sénégal un homme intègre je veux nommer tout simplement honorable monsieur le maire Talla Sylla monsieur le maire maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen nuyu bu baax tey jaarale ci yéen nuyoo boo xam ne sunu kilifa yu tedd yi ci Sénégal yépp ñu ngi leen koy jagleel rawatina. Touba Gueye nga xam ne bu ci sunu xel demee faw ñu ziyaare bu baax a baax Serigne Mountakha Bassirou di ñaan mu yàgg fi lool te wér waaw loolu daal ñu ngi sàkku ci seen jumtukaay bi di Raktak nuyoo bi àgg ci nu mu gën a gaawee te yaakaar naa ne ku wax Raktak war a mën a am yaakaar ci mu gaaw. jërëjëf monsieur le maire. gannaaw nag tey ku ne xam na ne c'est une journée très mouvementée te le 24 juillet nekk daanaka bés bi nga xam ne sa jëmm ak sa agenda politique mu marqué lu bari. 24 juillet 2014 24 juillet 2020 mu di juróom benn at. li nga xamante ne ni monsieur Talla Sylla accédé na ci bopp mairie bu Thiès. mu tombé itam ngay def journée. de consultation gratuite. ñu am chance itam daje fekk monsieur le ministre de la santé de l'action sociale monsieur Abdoulaye Diouf Sarr. ci nag benn contexte bu spécial mu di contexte pandémie coronavirus. monsieur le maire naka nga dundee juróom-benn at yooyu à la tête de la mairie de Thiès. njëkkee sant yàlla di wax alhamdulilah ndax bu fekkee ne da ngaa nekk ci ab dëkk. ñuy wax ne officiellement am na 374 000 mooy ñetti téeméeri junni ak juróom-ñaar fukki junni ak ñeenti junni ay doomu aadama officiellement te mu wóor ñu ne mat na 500 000 mu juróomi téeméeri junni nga bokk ci ñu néew ñi nga xam ne suñu borom dogal na ñu nekk ci ñi jiite dëkk bi la war mooy nga njëkk sant yàlla. ndax ñeneen ñi nga xam ne ñoom nga ko bokkal te ngeen bokk di dund tey ña la jiitu woon ci dëkk bi te jiitu te nekkuñu ko gënuloo leen bokk ci dëkk bi kon sant yàlla. beneen bi ci des mooy gërëm doomu aadama yi ngir la suñu borom di def daf koy jaarale ci doomu aadama yi mu mel ne bis boobu di 24 juillet 2014. ci teewaayu kilifa diiney dëkk bi teewaayu délégué de quartier yi teewaayu magi dëkk bi teewaayu am di jàmm yi teewaayu société civile bi ak conseillers yi nga xam ne ci ñoom la suñu borom di jaarale ñuy fal keroog ba ñuy voté ka nga xam ne moom laa ci doon jonganteel am juróom-benn ma am juróom-benn fukk ak juróom-benn muy 66 ak la muy tekki. mënuma caa gis leneen lu dul suñu borom yàlla dogal 66 boobu ci boppam ca laa juddu kon kaddu yi ma njëkk a yëkkati fii kaddu yi jëm ca loola la mooy ne lii ñu ma takkal du ndomba tànk du médaille du raaya laxasaay la ngir dama fas yéene doon Baay Faalu Thiès ngir ñi nangu baat boobu waaye ñi mu gënalul surga Thiès boobaak léegi ñuy dox ci loolu bëri woon na nag ñoo xam ne jàppoon nañ ne du ma fi def juróom benn weer
ndax jàppoon nañ ni taalaw dafay gedd kon buñ ko bund xataalee tuuti rek mu dem beneen bi ci topp mooy am ñoo xam ne jàppoon nañ ni bureau bii ñu toog tey kenn mësu fee yeggale mandat ginnaaw Senghor ak Ousmane Ngom ñu ni bureau bii doon bureau Senghor looloo waral nataalam bi ne fii ndax moo fi njëkk a nekk maire delloo njukkal démb moo waral ma def lii ndax ni ñu ko santaanee ci bureau ki nga xam ne moo nekk président de la république ci jamono boobu nataalam da cay ne te mi ngi fii leneen lu ca topp rek amul lu ñu tege ba tax na barab bii nu nekk ñu ni woon ku fi dugg faatu dama leen ne woon ku fi dugg lit faatu ca départ ba ma ni leen lenn kese mooy teema liggéey ci bureau bi mooy ngeen won ma ni yàlla yilifu ko ndax man moom fu yàlla yiliful du ma fa dem kon boobaak léegi mu def juróom-benni at kon dañuy sant bu baax ci juróom-benni at yi nag am na li nga xamante ni moom lañ doon xaar ci ñun ñu xaar ci sunu tànk tubéy bi ci jëkk mooy di teew fexe ba maire bi diñu gis fexe ba waa dëkk bi diñu gis ci lépp lu leen yitteel fexe ba diine bu nekk yëg ne ñun seen maire lañu fexe ba waaso bu nekk gis ci ñun seen maire fexe ba nit ku mu mënti doon bokk ci Thiès ci at bu mu mënti am gis ne jox nañ ko cër nangoo nekk maire am la ca topp mooy fexe ci lu teel ba état civil bii nga xam ne fi la ñuy defaree këyit mu jafe woon ci ñu bari nag tey ji boo dikkee mu yomb fexe ba lépp loo xamante ni mënoon na tekki njublan wala lu ni mel ci wàllu yooyu te ñu xam ko ci maire yu bari fexe ba loolu teggee ko ci weer yu njëkk yi ñu sos loo xam ne ba léegi mi ngi am dakkagul ci kàttanu suñu borom mooy 30 octobre bu jot ak 30 avril bu jot muy juróom-benn weer yu ne ma woote li ñuy tuddee audience publique wax waa Thiès juróom-benn weer yi romb seen dëkk de nii lañ ko yore yii mooy jafe-jafe yiñ ci dajeel juróom-benn weer yii di ñëw lii yi ñu dëgmal lii la ñu am yéenay def ko lu ngeen ci xalaat lu ngeen ci xalaat yéen citoyens wax leen su ngeen bëggee jiñat ngeen jiñat su ngeen bëggee yokk ngeen yokk su ngeen bëggee wàññi ngeen wàññi laaj association yi noonu te boobaak léegi def nañ ci fukki yoon ak ñaar ci diggante boobu nag am na lu bëri loo xamante ni naal nañ ko fi liggéey fii plan de développement de la ville de Thiès parce que soo bëggee tabax da ngay am plan ñu liggéey fi plan boo xam ne boole nañ ci ñëpp ci liggéey bi waaye ñi ngi ko présenté ci benn forum bu ñu tuddee Kaay Defar Thiès ci 5 mai 2018 ci teewaayu premier ministre bi fi nekkoon muy Mahammed Boun Abdallah Dionne muy plan de développement boo xam ne génne nañ ci benn programme d'investissement prioritaire bu am 75 projets yoo xam ne 78 milliards 725 millions bu ko doxalee maanaam yi nekkoon jafe-jafe pour Thiès ñu mën leen a safara. mais dama sax dem rapidement à la besogne. ndax dañuy fête 6 ans. yi nga xam ne nekk nga ko ci bopp maire bi ñu lay souhaiter en même temps joyeux anniversaire. di ñaan itam yàlla bàyyi la ci ngay ba mébét bi nga am ci bopp maire bu Thiès yàlla bàyyi la nga àggale ko ak sa kaay bakkan. mais monsieur le maire ku ne xam na ne sa vie estudiantine nekkoon na une vie mouvementée. par grève par daayira nga nekk koo xam ne ku am ambition nga nekk koo xam ne référence nga. te référence boobee ci dëggu nag. ci dëggu. loolee waral nag nga amoon une vie un peu mouvementée ay grève ak mën nañu wax en résumé CV. lan mooy le maire Talla Sylla réellement. Talla Sylla moom ci boppam avant muy nekk maire as dongo la rek boo xam ne waajuram da doon jàng ci daara maamam doon jàng ci daara ak di jàngale ci daara tey jii boo rombee boo demee Jëleeru Sylla daara nga fay fekk boo demee Kamit Sàmm bi sama yaay cosaano daara nga fay fekk boo demee ba Rimbax Sylla
nga xam ne soo ko bëggee xam nga mën ngaa jël yoonu Ndar nga dem ba Paal dugg ci biir fukki kilomètres ak juróom ci suuf si Rimbax Sylla fanweeri jàngu la woon maanaam waxuma la nit tëgg fa waaye nit mësuta yore ndënd traversé ko. Rimbax Sylla ci boppam foofu sama dëkku maama. alors tey jii bu ma la yóbbu woon tamit tey jii ci wetu Saalum fa nga xam ne ci sama genn wetu maam am na fun fa cosaanoo damay lim souvent ne diggante Mbirkilaan Mbos Tëdd Biti Nete Bijëm ba Touba Mbella Bosolel 1 Bosolel 2 ak Mbay la Ndour diggante boobu mënoo faa am ku fa cosaanoo ci yow te doo jox daara cër kon daala ala kuliyal da nga koy dugalaat ci daara fii ci Thiès gi kër Sëñ Ablaye Yaxin yàlla dafa dogal sama maam Ibrahima Samb Sëñ Ablaye bu masaa toog loxo ndey jooram ba moom la koy gàll ci mbagam sëñ Mor Ndiaye mi nga xam ne moo jur Aminta Ndiaye mi jur sama baay jur Aminta Ndiaye mi jur sama yaay tamit sëñ Mor Ndiaye moom la sëñ Ablaye dénkoon mu yore dëkk ba kon mënuloo jóge ci loolu te doo nekk dongo alors kon li nga war a njëkk a jàpp mooy loolu leneen li ci des yëpp jaar-jaar la tey jii ci jataay bi ñu am na ci ñu fi toog ñoo xam ne la ñu boole it loola la ba ci Pape Latir Ndiaye mi nga xam ne bi ma jógee Château d'Eau école Château d'Eau moom moo fa ñëw jiite leen ma dem lycée Malick Sy moo fa jógee moom moo fa ñëw jiite leen ma dem jógee université muy noonu yàlla dogal tey jii bi mbas mi amee sama xel dem ci nañ daan taxawee gis ne moment wu crise la et que ñu attan pression ñoom lañ ci soxla moom mi dama ko woo mu ñëw sama wet nekk coordonnateur général lu lépp lu ñuy def kon da ngay jàpp ne dafa am nit ñi yu ñu gëm ñun gëmuñu loolu waaye nag dafa am nit ñi pour nga won leen ne mën naa bañ a gëm nangam dafay fekk ñoom la ñu gëm nga won leen ne mën nga ca lañ man ba noppi loola la ñu def ak ñoom nag ba pare wëlbatiku ñëw laxasaay wat bu màggal Touba jotee ñu dox jëm Touba alors bu ñu doxee jëm Touba booba yoruñu woon cëru maire ñu def ko ay yoon ba ñu yoree cëru maire ñu continuer di ko def ba ñu jotaat ci ndigal bu gën a wér ñu bàyyi di joxe Thiès di dem Touba ñuy jóge Dakar di dem Touba dafa tee may maire tey fii ma toog bu ma fi toogee li ma fi signé diggante juillet daaw ak juillet ren dafa tey mu valable diggante juillet daaw ak juillet ren maanaam li ëpp ci tey li lay limal ci réalisation yoo xam def nañ ko ci diggante bii la amee loolu la suñu borom dogal ndax jamono bi nga xam ne ci ndimbalu président de la république def nañ fi lu ëpp 2 junniy lampadaire solaire ci dëkk bi nga xam ne am na mbedd yoo xam ne kenn ñemoo fa woon a jaar bu timis jotee tey ji mu leer nañ bu courant coupé sax dafay leer nañ ci diggante bi la amee tey ji ci biir dëkk bi ci wàllu Promoville def nañ fi toujours ci ndimbalu président de la république lu toll ci presque 10 kilomètres de route mu am barab yoo xam ne tey jii jaar nañ fi bi ñuy wër ci cadre journée médicale bi barab yoo xam ne ñun ba ñuy jàng foofa nit ñëwu faa jaar ak oto tey jii fii ñuy tuddee route de Mbour nga xam boo mësoon jógee école Château d'Eau tey mu tudd Mamadou Diaw di jëm si mairie xeer kese la woon am na imam boo xam ne mas na taw muy julli fajar mu daanu fa ba dam ba njabootam sax dinañ ko dootoo fi génnati fajar di dem di julli tali boobu tey ba ñu jógee defar ko dafa doon une révolution ndax ña fa mas a dund fàttaliku wuñu jamono boo xam ne nit war na faa mën a jaay nekk à l'aise kon transformation yooyu ci diggante boobu mu am mais le fait que nga am def ko ci diggante bi daf yow diggante boobu fii lañ doon toog di ko naal ak di ko nas alors am na liggéey yoo xam ne def nañ ko ci yeneen i domaine nga xam ne tey buñ dee dañuy wax wàllu assainissement keroog ñi ngi wax taw bu metti bu mu fi taw ala kulli yàlla day taw te dañuy ñaan mu taw tamit ndax am na ñu ko soxla nag ndax lu inondation mën a am ak lu muy metti ci ñenn ñi mais bu amul mooy gën a metti ci ñëpp nag ndax Sénégal ci boppam soxla na loola waaye kon ñun gis nañu ne
lenn ci liggéey bi nga xam ne ci cadre assainissement am na ci dëkk bi am na fu mu feeñ, ndax bi ñu toogee ab diir lu ëpp ci ndox mi dem na. am na fu mu des nag fa mu des am na matukaay yoo xam ne jël nañu leen ci cadre plan de développement de la ville de Thiès ba 13 quartiers yoo xam ne dañu amoon jafe-jafe ci wàllu woowu ñu war caaxuus. tey jii ci cadre PACASEN di programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal foofu aussi c'est un programme du président de la République, mais du dëkk yëpp a ko am. waaye am na nu nu liggéey ak moom nu nu liggéey ak état ak ni ñu joxe cër li nga xamante ni mooy gouvernement du Sénégal ba ñu delloo ñu njukkal tamit ba population Thiès mën cee bénéficier wu. PACASEN boobu ren ji nga xam ne liñ ci nar a def mooy am na ñaar fukki quartier ak ñaar yoo xam dañu amoon problème mu accès à l'eau léegi ñooña adduction d'eau bañ leen fas yéene defal ak branchements sociaux yañ fa war a def war na fa mën a indi ay yu bees te loolu lépp ci nii nuy doxe ci nii nu gëmee noonu lañ ko nase noonu lañ ko doxe ba àgg ci fii. kon je pense que dañu war a revenir à l'essentiel. revenir à l'essentiel mooy xam ne ay nit lañu gënuñu nit ñi ñu dénk seen sañ-sañ te constitution bi ci boppam wax na ko article 3 la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants ou directement par voie référendaire. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de cette souveraineté. sañ-sañ bi askan wi moo ko moom te moo koy dénkaane wala mu doxalal ko boppam ci référendum bi ñuy wax oui ou non waaye benn doomu aadama wala benn pàcc ci réew mi mënta aaki moo sañ-sañ boobu. à partir de ce moment là ak cër bu ñu mënti dénk dañu warul fàtte benn yoon ne askanu moo ñu dénk kon dañuy doon surgaam te lii bokk na ci façon boo xam ne mën nañ ko nee defee xam ne nous sommes des représentants du peuple alal ji nga xam ne peuple bi moom moo ko moom ñu fexe ba muy delluwaat ca moom di ko jariñ parce que su dul loolu nekk ci position yi amul benn sens waaw. waaw mu mel ne monsieur le maire fi nga daaneel foofu laa yëkkati parce que quoi qu'on puisse dire instant bi mënuñu wax ci wàllum actualité yéen ci li nga xamante ne si mooy wàllum littoral bi ak oryx bi te ku ne xam na ne les droits les biens publics appartiennent au peuple ñee ko suñuy njiit di ko saax-saaxee lan nga gis ci loolu ak lan nga ci mën a wax. waaw ñun liñ ci mën a wax mooy ñun fii moom duñ ko def maanaam fii moom am xamuñu saax-saaxee fii xamul lu ñu xam mooy jéem a seet loo xam ne askan wee ko moom ñu seet nu ñuy tege ay pexe ba askan wi jot ci lépp loo xamante ni gis nañ ne musiba la bu mën a ñëw ci askan wi ñu seet nu ñuy des ba dàq ko lépp loo xam ne xéewal la bu war a agsi ci askan wi ñu ñoddi ko ak lu ñu mënti coûter ba mu agsi ci moom. alors li am mooy wàllu suuf d'abord yàlla moo ko moom loolu moo war a njëkk a leer si bopp nit ñi mais yàlla moo ko moom mais daf ko teg ci loxo nit ñi bu ñuy wax nit ñi nag mooy benn moment dañ naan peuple bi bu ñu waxee peuple bi waxuñu sax ñi fi ne tey ndax am na ñu fi nekkoon démb te ñooñ fi nekkoon démb am na noo xam ne bu ñu ko defee woon ñun duñ ko fi fekk kon lu ñuy def dañ leen ci war a bàyyi xel waaye bu ñu yem ci loolu ndax suuf si ni ñu koy waxee maanaam donne wuñ ko ci suñu maam dañ koo àbb suñuy sët te loo àbb war koo delloo kon war nañ leen koo delloo ñoom ci anam boo xam ne du xajam kon ci wàllu tëralin yi bu fekkee ne dañ ko defee ci anam boo xam ne ay conflit ak i coow lay jur ba dëkk bi kenn dootul wax ak sa morom day nekk problème adduna bi foo seetlu en général bu fa guerre amee ci ay ressources la yu néew yu ay nit di xëccoo moo am gox yoo xam ne par exemple ndox dafa jafe ñu koy xëccoo nga am gox yoo xam ne suuf sa dafa am ay alal ju fa ne moo xam or la moo xam jamaa la moo xam pétrole la moo xam yeneen façon ay nit di ko xëccoo ba di reyante ba reyante boobu génération yi ca topp doon ko ba kenn du ci xalaat sax bëgg sa morom ndax dañ laa yar ca loola loolu nag pour moytu ko dañuy delloo si waat ci li nga xam ne mooy li essentiel mooy fexe ba li askan wi li nekk ci loxol askan wi muy suuf si ñu seet nan la ñuy fexe ba kenn ku ci nekk am ca la cay wàllam. gis nga bu may saa yi ñuy jógee ñun di dox di dem Touba dañuy xool léeg-léeg ñu romb ndànd foy goo xam ne mais dañ naan pourquoi ay nit maanaam mënuñoo am pourquoi ñëpp mënuñoo am fu ñu dëkk. lu tax loolu mënta ne mais war naa mën a ne soo xoolee Libi ci jamono nga xam ne barab yoo xam ne désert la woon mais ña fa nekkoon jël alal ja yaa ngi dégg
mu jaral leen ñu investir ko pour mu pour barab yi nga xam ne dañoo nekk ko kenn mënu foon dëkk nit mën faa dëkk ñu yaatal ba kenn ku ci nekk di mën a am barab te mën naa ne tey jii am na réew yoo xam ne boo fa demee dañ naan soxna Kébé comme léegi tàmbali ngaa am liggéey di tàmbali am looy fayee ko ci xeetu kër yi da nga ciy tànn yow bi la neex nga jël am na ñu ko tabax ba pare investir seen xaalis nga xam ne comme yow yaa ngi liggéey am nga revenu donc day am banque looy déggoog moom kër googu da nga cey daal di jot léegi mën koo jariñoo maanaam doo jug yow di denc say salaire la nga cey jëlee di ko denc banque ba retraité kër ga di doog a pare nga dëkk ca ñaari at mënatoo ko sax jariñoo parce que talatoo ko après boo nee nii sa njaboot commencé caa rayante ndax du ñàkk nga am ay doom yoo xam ne ñenn yow waxtu ba nga toll si retraite ñenn ñi am nañu ay doom ñenn ñi yore nañu njaboot xajatuñu ci kër googu nga wutoon donc xam nga léegi mu jur yeneen xeeti conflit alors que bu fekkee da nga tàmbali liggéey ñu jox la kër nga mën a nekk à l'aise léegi ñuy jël ci sa salaire loo xam ne day dugg ci ñi nga xam ne ñoo investiroon nga dem ci beneen barab boo xam ne meuble ya nga soxla da nga ko fay mën a jël mais à partir de ce moment là yow nga mën a dund ci kër gi nga bëgg pendant tout le temps que ngay liggéey mais loolu ay xalaat la yoo xam ne yu ñu war a mën a def man ko xóote parce que man dund naa ci ay réew yoo xam ne loolu am na fa te loolu war naa mën a ne donc su fekkee ne dugg nañ ci logique boobu dinañu permettre ñu éviter di tomber ci piège yu ay nit ñoo xam ne toujours ci spéculation foncière la ñuy nekk di fexe détourner par exemple tey ji ay volonté wu yenn nit ay nit dañ nekk bitim réew di fa góorgóorlu di daj lu nekk ñu ñëw yenn saay sax seen i mbokk lay doon yu leen jege gëm loo leen ni soo ma yónnee nangam ma jëndal naa la suuf dem defal leen ay photo yónnee leen bañ dañuy xëy benn jour ñibbisi rek du ñu gis dara crise cardiaque yóbbu leen alors loolu nag dafa war a dakk te état ci wàllu woowu dafa am lu ko ca war et je suis convaincu que su fekkee ne état lëkkaloo na ak collectivité territoriales yi ñu waxtaan jéem a seetaat ci wàllu tëralin yi yenn yi nan lañ leen di sopparñee je suis convaincu que ëllëg mën nañu am yeneen gis-gis ak yeneen doxalin yoo xam ne muy waa diaspora bi muy ñi nekk ci biir réew mi am liggéey muy ñi ne ci réew mi te amuñu liggéey ñu xool naka la ñu mën a organiser woo ak ñoom ba jàppale leen ba kenn ku ci nekk am foo xam da nga fa mën a jàpp di ci suturu. est-ce que mën nañoo jàpp ba tey ne monsieur le maire d'accord na ci 3e mandat bi nga xamante ne si président de la république Macky Sall mi ngi koy envisager. waaw xam nga du ma bëgg wax ci loolu parce que d'abord xam nga bu ñu kenn jógee ne mi ngi koy envisager da nga koy tooñ parce que kenn mënta nettali sa géntu morom kenn mënta aussi rawatina nettali géntu gu amagul xam nga tey lii xew ci Sénégal mooy nit moom day am géntu boppam bëgg keneen géntu loolu te xam nga loolu day nekk problème xam nga bu fekkee dañoo fal nit 2019 ñu ngi 2020 dafay indécent ñu commencé une campagne électorale dafay indécent dafa baaxul sax pour Sénégal fii ba 2022 maanaam ñu naan élection bi des na ñaaraat fii ba 2022 ci diggante bi dafa dul jaadu ñuy waxu 2024 nii waxu mandat gis nga jamono bii nu nekk benn mbir rek moo jot mooy liggéey nit ñi delloo si waat seen xel xam ne liggéey jotoon na ba ñuy doog a génn ca élection ya rawatina at mii nga xam ne mbas dafa dugg jatang ñu ñun ñëpp nag ba tee ñu liggéey ba nu soxla woon ñëpp xam nañ ne amoon na ay prévision ci taux de croissance de 6% nga xam même 6% boobu bu ñu ko amee du tax ñu mën a faj suñuy soxla ndax bu ñuy séddoo li ñu liggéey la ñuy séddoo maanaam xéewal yi la ñuy séddoo mais kon bu fekkee ni xéewal yi dañoo wàññeeku mais kon ça veut dire que la ñuy séddoo day gën a néew kon ça veut dire que ñun dañoo war a gën a góorgóorlu ci wàllu liggéey mais suñu jëlee suñu énergie bi yëpp def ko ci politique def ko ci waxtaane léegi lan la waa ji nar a gént fii ak ginnaaw suba ak lan la nar a gént dans 2 ans ak lan la nar a gént dans 3 ans maanaam waxtu wu nekk ak lim laaj waxtu wii ñuy xalaat ci mbas mi fi mu toll gis ne suñu continuer tëju noonu rek te adapté wuñu danañu faagaagal même bu dul ci côté feebar bi danañu faagaagal ci côté li muy déstructurer économie bi tas société bi ñu wax ne président génn kàddu ne nañu jàng nu ñu dundee ak moom nañu dundee ak moom tekkiwul ne jeex na mais dafay tekki ne am na ay farata yu ñu war a taxaw mooy nit ñi liggéeyaat ngir ñu mën a am koom-koom boo xam ne danañ ca mën a jaaree yokku ba mën koo yëg parce que su yokku amul yëg du am
alors kon taux de croissance boobu comme dañ caa war a liggéeyaat pour yéegalaat ko nañu jël l'essentiel de nos énergies fexe d'abord ci créer un consensus ci biir réew mi dal consensus mooy indi dal ñu ni fii ak ab diir comme dañoo génn ci mbas wala dañ ci nekk ba léegi il faut dajalee citoyens yi ñu concentré wu ci farata bi nga xamante ni mooy dundalaat koom-koom bi fexe gën a jubalewaat nit ñi fexe côté yi nga xam ne yëpp amoon na ay conflits ñu fay leen ba mën a concentré wu ci liggéey boobu suñu demee nag ba tollu benn diir boo xamante ni xëy na jamono élection jege na mu doon une période raisonnable boo xam ne ku am ambition war nga koo mën a manifester bu boobaa kenn ku ci nekk soo wanee lan mooy sa ambition kenn ku ci nekk daal di réagir en fonction de lam ko jaral loolu ëllëg la te paaka nag kenn du ko jiitu ci mbaram. coronavirus bi duggee fi nga xam ne moom moo di Sénégal dañu dem ba suñu hôpitaux yi ñu manqué ay matériels yoo xamante ne si c'était indispensable pour prendre en charge les malades est-ce que nekkul ne xaalis bi nga xamante ne si mu ngi ko doon jël di ci construire ay terres ak ay arènes nationales bu ko jëloon def ko ci li nga xamante ne si moom mooy mooy li nga xamante ne si médecin dinañ ko soxla est-ce que kon jafe-jafe yi ñu am tey dinañ ko am. xam nga réew moo gis day am organisation ñëpp gis nañu ne da ngay gis mu am gouvernement bi day am ministère yu bari ministère bu nekk am pàcc yu mu yore bu ñuy voté budget pàcc bu nekk dañ koy voté budget maanaam kon wàllu santé am na budget wàllu yeneen ñi am nañu seen budget bu nekk dañ koy maanaam li muy ëmb ñaari yëf la mooy at mi war nañoo def nangam jëmale ci lii waaye nangam loolu lañ koy defee fan lañ koy jële mu am yoo xam ne ci ay impôt ki taxe lay doon mu am yenn yoo xam ne dañ koy jëlee ci bitim réew relation yi ñu am ak ñenn ñu am loo xam ne dañu koy lebal am loo xam ne dañu koy may maintenant dafa am yenn activité yoo xam ne dañ ko organiser ci àdduna maanaam tey boo jëlee wàllu sport moo xam football la moo xam yeneen nga xam ne dina am alal joo xam ne léeg-léeg nga gis organisation internationale bi moom ci boppam mu jóg di am lu muy jël di ko dugal ci réew yooyu ngir mën a développer sport boobu dama la ci jox benn exemple incha allah ci début weeru août bi fas nañu yéene lancer ay travaux yoo xam ne fii ci stade Maniang Soumaré ci Thiès dañoo war a def gazon ci terrain boo xam ne waa Thiès dañoo yàgg a réclamer mu am gazon mais waa FIFA ñoom ñoo génne koppar yi nga xam ne ci seen projet bu ñu tuddee FIFA Forward boo xam ne ñoom ñoo koy financé noonu mu amee fii noonu lay jàppe ni noonu lay amee ci yeneen bi mbas mi duggee président de la République wax na ni jagleel na c'est-à-dire rien que mbiru santé 64 milliards 400 millions xam nga tey jii 64 milliards 400 millions lanu war rek mooy fexe soññu ñi nga xam ne ñoo yore mbirum santé aussi bien au niveau national que ci localité yi que xaalis boobu su dikkee ñu orienté ko ci li nga xam ne véritablement dina jouer benn rôle ci wàllu équipement structure sanitaire yi nga xam ne dafay jëm plus ci luy jariñ nit ñiy faju que loo xamante ni peut-être dafay jëm ci yenn yoo xam ne xëy na wàllu fonctionnement lay doon ci anam boo xam ne peut-être du feeñ directement ci wàllu wér-gu-yaramu nit ñi loola de manière générale la dafa jëm ci wàllu bonne gouvernance mooy su fekkee ne dafa am alal joo xam ne askan wi ñoo ko moomal seen bopp dañu koy jël fexewaat ba mu delluwaat ci askan wa ci biir cadre boobu askan wi nag ñoom ñooy dem ca làmb ya askan wi ñoom ñooy dem ca làmb ja man mi xam nga man mi du ma seetaan làmb ñi ma xam ñëpp xam nañ loolu pourtant noonu laa mën a bàkkoo nag ndax sama waajur bu góor dafa bëggoon mbappat parce que man bëgguma dóore c'est-à-dire bëre dóore ànduma si man personnellement mais du ma ne keneen bëggu ko te xam naa ñëpp Sénégal dañ ko bëgg mais kon tey ji man su fekkoon ne man maay joxe it tey du ma mën a bañ a jox ñi nga xam ne bëgg nañu bëre c'est pas parce que man bëgguma bëre que ñoom du ma leen jox parce que ñoom moom seen yëf te ci biir réew mi ñu bëri bu bëri amee ñoom ñoo koy seetaan am na ñeneen ñoo xam ne bëre intéressé wu leen football leen intéressé am na ñeneen ñoo xam ne football intéressé wu leen ñoom nañ def ci màggal nañ def ci gàmmu moo leen intéressé yaa ngi dégg kenn ku ci nekk ak li nga xam ne moo la ñor tey ji am na kenn koo xamante ne marché aux poissons fruits et légumes bi ñu bëgg a def fii Thiès nga xam ne depuis 2016
def nañ fi benn délibération ba voté ko ba pare di xaar ministère de la pêche jàppaleñ ci tey jii am na ñoo xam ne tey jii boo xoolee mareyeurs yi nekk ci dëkk bi ci Thiès yi dara intéressé wu leen lu dul marché au poisson boobu na pare xoolal boo doon jël alal ji gën a bëri def ko ci santé bi te marché au poisson bi amul ñoom day mel ne wéruñu parce que ñoom foofu la ñuy suturloo bay mën a régler seeni problème donc réew noonu lay demee alors je pense que dafa am activité yoo xam ne mooy téye réew mënta ñàkk mais am na yeneen xeetu activité yoo xam ne aussi dafa bokk ci am réew mooy loolu ñuy jàpp ne ay loisir la citoyens yi nga xam ne ñoom ginnaaw bu ñu réglé seen problème mu lekk ak naan maanaam li leen di permettre ñu dund ba pare mais xam nga ñoom ñooy jóg dem toog ci télé bi di seetaan wala bu ngoon jotee ñu jël seen uppukaay téye seen loxo doom dem ca stade ba seetaan yi wala dem ca làmb ja seetaan yi loolu nag comme aussi ci lu citoyen bëgg la l'État est obligé jël ko en charge. ndax sànq rek ci après-midi bi def nga ay tournée. génn à travers les arts gratuits. mu am ci fenn foo dem. loolu nous en sommes témoins. nga def lu rafet loo xam ne dafay wane taalibe bi ci yow. dafay wane grandeur bi nga am. muy ay handicapé ñu wàññeeku. nga wutal leen liggéey. wane leen que da ngeen a bokk ci askan. wane leen ne ñoom du ku ñuy botti. sa diggante ak handicapé yi lan la. waaw li ci jiitu mooy comme loolu may wax toujours ne ñoom jàppewuma leen ñu wàññeeku dama leen di wax ay way laago lañu yoo xam ne daf ci am ñenn ñoo xam ne man mii sax damaa yaroondoog ñoom. ñu nekk gone maanaam ñun daaw ñu leen may dara xool dara lañ leen daawul may ngir wan leen ñun ak ñoom a yem tey ji yàlla dogal na ñooñu ma daan àndal màggandoog ñoom te ñu nekkoon way laago ñoom ñooy jiite way laago yi ci dëkk bi ma nekkee maire bokk na ci lii ma njëkk a def ñaari personnes yi ma njëkk a recruter ci maire bi dama ne kenn ki handicapé lay doon Alioune Traoré moomu yàlla dogal partenariat bi ñu njëkk a am ko ak waa Thaïlande lañ ci njëkk a bénéficié woo mooy prothèse boo xam ne moom par exemple waa këram ba ci soxnaam kenn mësu koo gis mu dox sans béquet kooku tey ma koy gis muy dox sans béquet maanaam damay wax souvent ne bu doon sama nekk maire loolu rek la jariñ jar na ko jaral na ma ko bokk man alors ñooñu ñu recruter leen xeetu handicapé yëpp xeetu laago yi am yëpp yi ñu xam ñun am na fii ci maire bi waaw albinos muy puune am na ci maire bi kii yóbbu courrier yi ca la bokk tey jii muuma am na ci maire bi te muuma boobu moom laay wax Massar di leen wax ne maanaam bu ñu doon wax tey bu ñu doon noté agent maire yi tàmbale ko ci maire bi nag ba ci agent bi gën a ndaw maanaam ki ci gën a am Pastef Massar moom la silmaxa am na ci maire bi te yéen dégg ngeen ko tey ji mu jël parole di wax ngeen xam ne kii li mu wax lu mu xam la kooku dañ koo dénk ay responsabilité fii ci biir maire bi waaw nga xam ne ci biir division bi tudd action citoyenne et égalité des chances moom foofu dafa am responsabilité ku mel ne Dieynaba Diallo moom itam noonu bokk ca barab boobu alors tey handicapé moteur yi xeet yëpp ñu ngi fii alors kon su fekkee ne lu mel noonu am na dafay wone rek ni ñun ñoo bokk société bi kenn ku ci nekk yàlla daa bind te yemalewul ak na mu defee ci yow maintenant ñu war fexe kenn ku ci nekk am chance am ba nga xam ne suñ ko accompagner taxaw ko mu mën a apporter contribution am ci doxinu société bi alors ñooñu nag tey jii mu dajeek at mii ñuy def juróom-benneelu yoon ñuy def journée médicale de Thiès ndax comme bis ne tey jii comme mooy anniversaire wu bis bi ñu falee man damaa wax maag ñi nga xam ne ñoom laa bokkal yëf yi ne du anniversaire bu ñuy feetu dañ koy delloo askan wi moo tax ñu organiser journée médicale mais bu ren bi comme dafa dajeek mbas mi ni ñu daan dajalee ay milliers et des milliers de personnes fii ci buntu mairie bi di leen consulter di leen jox di leen faj di leen jox gratuitement ay médicaments ren ji mënul demee noonu ñu ni kon nañu ciblé d'abord silmaxa yi comme am na barab boo xam ne seen barab la te ñoom ak seeni njaboot yi nga xam ne duñu silmaxa dañ fay faral di daje ñu am équipe bu ñu yóbbu liggéey fa ak ñoom wëlbatiku fële ci Mbour 2 quartier Mbour 2 bi nga xam ne foofu mooy centre bi nga xam ne handicapé yëpp fa la ñu daje am fa métier yëpp nag foofa tamit ñu yóbbu fa équipe nga xam ne spécialité yëpp dañu fay daje di consulter ay nit di leen faj ak di leen jox médicament nga xam ne suñu paree bu amee cas yi nga xam ne dafa laaj ñu référé leen feneen ñu jël leen yóbbu leen feneen xam nga loolu moo xewoon tey ji alors li jëm ci taalibe yi am na ci
ñenn ñoo xam ne ñoom soxla nañu peut-être ñu dugal leen néegu góor ñooña bokk na ci li nga xam ne aussi dañ ko naal ñu jéem ko def alors loolu nag dafay wone rek ni dañoo bëggoon wone rek ni ñooñu tamit ci catégorie bi ñu nekk teewul ñu bokk ci biir société bi je pense que société pour mu dox vivre ensemble boobu dafay dajale ak dafay indi inclusion maanaam boole ñëpp won kenn ku ci nekk ne ci réew mi nga bokk. avant ñu tëj dama am benn rubrique ki kan la. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar bu baax a baax rawatina ñi nga xamante ni ñoo ngi teewlu Rak Tak di leen siyaar te di leen ñaanal bu baax a baax mu mel ni ci jëmm ji nga xamante ni moom nga may laaj ci man li ma gëm dafa mel ni rek nga may laaj ci sama bopp waaw loolu laa gëm ndax moom dama jàpp ne maay moom muy man te loolu itam muy loo xamante jékki-jékkiwul rek am dafa tege fu wér foo xamante ni gëw ma ne sax moom moo ko sàkku wala man maa ko sàkku waaye dama jàpp ne sunu borom moo ñu boole benn mission boo xamante ni war nañ koo amal fii ci askan wi te it wax dëgg yàlla ma gis ci moom ci ay qualité loo xamante ni wax dëgg yàlla jàpp naa ne mébét yi nga xamante ni am na ko su demee ba sunu borom matal ko rek maanaam askan wi lépp loo xam nekkoon na seen njàmbat wala seen njaaxle sunu borom mën na koo jaareel ci moom ba lépp mat li la ciy jox firnde mooy fi mu dooree ci ak ndawam ba fii mu toll dara mosu cee génn loo xamante njariñal askan wi la waaye mosuma cee gis loo xamante ni njariñal boppam la li la ciy jox firnde rek ci Sénégal wala ci àdduna bi kan nga fi mas a gis mu naan zéro patrimoine loolu amut maanaam koo fi gis rek ci àdduna am na ay nësër am na ay bëgg-bëgg xëy na jaadu na nag waaye yàlla moo bind te yemalewut xëy na moo ko bindee nii defee ko ni muy nit ku spécial koo xamante wax dëgg yàlla maa ngi éviter sénégalais yi bu baax a baax ñu jàngataat ko xoolaat ko te xam ne li nga xam ne moom la ñuy wër ci kilifa di ko wër ci njiit ci yërmande ci mbaax ci woyof ci bëgg askanam jàpp naa ne suñu borom daxañ ne lépp ci moom mi di ko ñaanal rek mu yàgg fi te wér. waaye monsieur le maire dafa ñëw Talla jàppe ma comme frère am comme grand frère am comme ku mu bokkal ndey ak baay monsieur le maire Talla Sylla lépp lu muy def dina ne ma nguri kaay fii soxla naa ci sa xalaat soxla naa la ci say message monsieur le maire Talla Sylla man ak sama morom bu ne cëpp ci maire bi tey maanaam ñu fiy liggéey ñu fi liggéeyul kenn du dem di ko nuy ji mooy wër maire bi ñëpp ñëw nuyoo ak ñoom li muy wax ne man Baye Fallu askan wi laa maanaam woyof googu ndax man ab Baye Fall laa man damaa bëgg Baye Fall li ma ko soppe li ma ko bëggee Baye Fall bi mu doon woyof lool baax macha allah relation yu am solo la na am mu yëg ma lool bëgg ma yëg ko bëgg ko loolu mooy suñu relation maa monsieur le maire. maanaam dama leen laaj ñetti personnalité ñetti personnage wax ma ñooñu lan ñuy représenté ci yow. ki ma ciy njëkkee moo di Sëriñ Tuubaa Sëriñ Saliou Mbacké. sang ba ca baatin baag leer yu yaatu ya kiiraayu tuut tànk yaak miskin ya suturey jamono leeru silmax ja yërmande ju yaatu tuut la ci jikko ya yiw gaak seddaay ba terewul ful la ja làmboo rasulullaahi ca saryaak sunna ja nuru xaadim sëriñam ca melo ya wuutu Moustapha ak Fàllilu ca jomaa ja doonu laxateeg jiili ca Bamba ja cay Sëriñ Saaliwu namm nañu la. Sëriñ Abdoulaye Diakhaté. am na lu ma leen ci junjoon ci biir waxtaan wi mooy ki nga xam ne ba suñu borom nammee ma ñëw ci jamono daf ko jaarale ci moom ndax sama waajuru jigéen ci boppam sama waajuru góor moom itam ñoom ñëpp seeni waajur ñi ngi woon ci wetu Sëñ Abdoulaye Diakhaté kon déjà looloo ca jiitu beneen bi muy engagement ñëpp xamoon digganteem ak Cheikh Ibra ñëpp xamoon na mu ne woon ñàpp ci moom ba li mu xam-xam la Cheikh Ibra sëñ Touba doon ko ca moom teewul mu doon wax na sëñ Touba bàyyi xel moom waayam ji xam nga loolu waroon nañ di ko jàngale sax ci école management yi ndax nangu hiérarchie maanaam nangu hiérarchie taxoon na
maanaam moom nangu la gis ku dul Cheikh Ibra ba kenn ku mu dajal ku ne ne la te ngaa ñëw ci sama ngóor si mu dimbale la kookoy sëñ Ablaye Yakhine. troisième bi di ki nga wutu fii tey di monsieur Idrissa Seck. lan lay représenté ci yow. mi ngi représenté koo xam ne yàlla dogal na mu jiitu ma fii ci barab bi yàlla dogal biñ ma falee le 24 juillet 2014 ma ñu teg ci ñeenti fan ñu war a def passation man ak moom mooy weccee lenge yi ba ñu waxtaanee ba yeggal mu laaj ma loo bëgg ma ñaanal la ma ne ko Senghor ba ci yow ma def fi lu ngeen fi deful ci lu baax mu ñaanal ma ko ñaanam googu nangu mooy man li muy représenté ci man mooy koo xam ne ñaanal na ma ñaan gu nangu. mu mel ne nag waxtu wi nga xam ne tëri leen jeex nag monsieur le maire waxtaan bi am na solo trop te ku ne xam na ne tey moom bis bi dafa mouvement ci yow nekk na bis boo xam ne wax dëgg yàlla activité yi bari na macha allah dañ lay bàyyi rek nga tàggu suñu xarit internet yi di la jaajëfal sax bu baax waaye ci disponibilité bi surtout Cheikh Zone doon na wax ne xànjar boo ko dendalee ak wurus du yàgg ba mu soppali ko wurus nee na kurus gi mooy wurus ku koy jëfe du rus nee na jàpp ci doo sàppee si fenn te doo dégg mbas yàlla bu leen déggati mbas mukk. amiin. dafa mel ni que ni moom monsieur le maire seexal nañ ko ci lu tolloo ko juróomi yoon noonu sëñ bi loolu ci mën a expliquer Cheikh juróomi yoon boobu te kenn bokk ci sama moom. waaw xanaa dama koy jàppe rek ni ay sang yu baax ñoo ma doon soññ bëgg rek lañ ma doon gis ma di ci dox ma gën cee dox li tax musuma jóg benn yoon di doxee baatu cheikh boobu c'est parce que dama taamu nekk taalibe mas na am kilifa gu mag ku ma invité woon ci benn jataay ma dem ca def fa juróomi waxtu kilifa ga ca boppam moo toog ba mu yàgg ca jataay ba laaj mbooloo mi ne leen lan moo ëpp maire ñu ne ko président de la république mu ne yàlla na ko doon ma wëlbatiku ne ko waaye sëriñ bi am na lu gën président de la république mu ne ma lan ma ne ko taalibe mu ne waaye yow da nga ko doon ba noppi loola rek titre la boo xam ne nangul nu nekkuk taalibe rek wàññiwuma ci seexu kenn waaye man buñ ma nangulee ne man taalibe laa rek loolu doy la ma ndax sama choix wu àdduna la dama jàpp ne ki nga xam ne mooy sama sang di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul maanaam place bu cheikh war a toog ba seex yi maanaam moom da koo toogee ba noppi ba nga xam ne bugguma caa am lenn ca place yooyu dafa fekk nag bu fekkee kilifa dafa am ay taalibe bi ci boppam am nit ñu ko jox cër moom ci boppam su jógee dem ba mu yàgg mu am yëg-yëg ni ca daraja ja ko suñ borom jox moom am na lum la ca bëgg a compal jox la sañuloo ne yëguma ko nanguwuma ko sañoo ko parce que soo ko defee dafay fekk ne worma bi war ci sa diggante ak moom dafa am loo ca wàññi kon di nga ko nangul loola mu def waaye wëlbatiku ñaanaat ko ne ko na la gën a ñaanal nga gën a jàpp ci gën di continuer nekk seex bu may kenn rek laa ci jël exemple muy Chérif Nahma Aïdara di doom ci Cheikh na Cheikh Abdoul Aziz Aïdara muy doom moom ci boppam di Cheikh na Cheikh Talibé moom ci boppam di doom ci Cheikh na Cheikh Sadbu mi nga xamante ni moom Cheikh Mouhamad Fadal mooy waajuram bis ba mu ma seexalee ñu war a jóg ànd maak moom ca tànt ba bi mu ma bëggee teg ci fauteuil bi dama lànk ne ko waaw seexal nga ma waaye dafa am lu jiitu ci man mooy doon gi ma doon taalibe Cheikh Ahmadou Bamba te xam fan la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkee ne man
setu Serigne Touba du toog may toog ci kaw su fekkee ne setu bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa toog ma toog ci kaw boobaa Serigne Touba dina ma jëppi te yow sa mbégte jaraluma Serigne Touba di ma jëppi loolu mooy li ci ne mooy saa yu ma tuddee tudd baatub Cheikh dama naa soññ nañ ma kon naa gën a bàyyi xel naa gën a wone li taxoon ñu baat boobu agsi ci man mooy wéy ci taalibe yàlla nañ suñu boroom yokk kàttan ba ñu mën a wéyal taalibe googu ndax ci suñu wàll boobu moom la ñuy dund bañaluñu kenn nag mu nekkub Cheikh waaw képp koo xamante ni daal suñu boroom may na la yow ay kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo am martaba bi ñu yëkkati la ba foofa ci Cheikh nga bëgg koo dund it yal na la yàlla may kàttanu dund ko yaatal ko am taalibe yu doy waaye ñun moom nan nu may rek ñu sax ci taalibe jërëjëf. jërëjëf mu mel ne rek yéen a ko déggandoo taalibe la Cheikh la maire la mais en même temps aussi murid saalix la di leen dig daje rek incha allah di ko gërëm moom bàyyi tamit di leen gërëm yéen ñi nga xamante ne si yéen a ñuy suivre ci seen chaîne Rak Tak News en espérant qu'on vous a servi le meilleur d'ici là portez-vous bien di leen wax di daje incha allah. jërëjëf Safiatou xanaa di delloo njukkal bu baax di yëkkati ay kàddu jaajëf kàddu cant kàddu ngërëm jëmale ko ci monsieur le maire de par sa disponibilité du ma tàyyi di ko wax tey nekkoon une journée très chargée mais bàyyi na ba heure bii mu recevoir ni toog waxtaan ak ñun jël temps bi yëpp wax dëgg yàlla lépp lu ñu soxla woon ci moom am nañu ko il a donné son meilleur di remercier également toute l'équipe municipale depuis ce matin bi fi ñëwee ba léegi daanaka nous avons passé la journée ak l'équipe de la mairie accueil bi rafet na macha allah seeraan nañu benn yoon ils ont mis à la disposition lépp li nga xam ne doomu aadama soxla na ko def nañ ba def li nga xam ne ëpp na di jaajëfal également monsieur Pape Latir Ndiaye ndax itam wax dëgg yàlla su mbir mi agsee fii jàpp na ci bu baax waaw sonoon nañu ko staff bi war nañ ko guddeeg bëccëg pour mu jàppale ñu ba ñu mën a am waxtaan ak monsieur le maire waaye itam di jaajëfal bu baax a baax Serigne Saliou Bousso moom itam sunu sang la sunu kilifa la sunu sëriñ la waaye bu nu soxlaa mu xam ne moom fa nu soxla itam këram la wax dëgg yàlla def na ci kem kàttanam ba lii tey daal di am ñu ngi leen di jaajëfal bu baax en tout cas kontaan nañ bu baax a baax ci accueil bi kontaan itam bu baax ci waxtaan bi émission leeral lañu wax lépp lu leen moon leer na kon bokk amis internautes le plaisir a été immense le plaisir a été énorme de vous tenir compagnie c'est vrai que dans la vie il faut savoir garder le sourire essayer de sourire à la vie garder espoir que demain fera jour et que demain sera mieux par la grâce de Dieu. En plus, chaque jour vécu est un pas en avant vers l'au-delà. Ayons tout simplement cette pensée vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, que le bon Dieu nous guide vers le droit chemin, que le bon Dieu nous garde. On donne rendez-vous très prochainement pour une autre émission dans votre chaîne Rak Tak News. À très prochainement. Merci à tout le monde.